rafetlu seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane bu baax a baax ci seen àndina ak suñuy programme du ñu jóg ci di àndoo ak yéen ci ay jotaay yu ngeen di wétaliko képp koo xam ne aussi taxawaayam ràññeeku na ak ci domaine bu mënti nekk ñu koy dalal fii ci Senbuzz TV tey ñuy dalal ndaanaan boo xam ne xam nañ ko si culture quand même de son vrai nom Alhassane alias Azou Labo moom la rédaction Senbuzz di am ak jotaay Azou Labo nag buñ ko tuddee xel yëpp dina dem si jëmm ji nga xam ne ni mooy Azou Labo ba nga xam ne ni lëmba woon na àdduna Azou Labo ba nga xam ne ni ba léegi nii Sénégal yi vraiment personnage boobu marqué na leen di la waral Senbuzz di am mbégte Alhassane ci am ak yow jotaay ginnaaw bi ñu la gërëmee vraiment bu baax a baax aussi ci disponibilité bi. waaw maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di nuyu seen téléspectateurs yi. di leen ziar di leen sant di leen gërëm di leen tamit gërëm encore une fois seen teewaay fii. Vraiment. D'accord, très bien. Alors, Alhassane Azou Labo dootuñu ko présenté mais pour commencer xam naa ngir mbokk yi gën a am possibilité xam la. Alors, personnage yu Azou Labo lan moo la motivé woon ba nga joué ko Assane. waaw personnage yu Azou Labo personnage la comme yeneen personnage yi rek ah gis naa ni scénario bi ñu bind film la boo xamante ni mi ngi wax ci côté éducation que ni dafa am ñaar wala ñett ñoo xamante ni gis naa leen. ñu yor benn éducation bi ñu doon ay góor yàlla mais yar bi ñu leen yar moo baaxul te mu tombeek nag ñu bari di leen ŋàññ ak di leen tooñ di leen dëkkale fenn fi foo xamante ni dëkkuñu fa mais par manque de mal éducation jàpp leen affaire boobu nag tamit xaw maa touché ma bindoon benn film bu xaw a nuróog moom tuddee ko Azou Labo film bi maa ko bind maa ko réalisé maa def yëpp. waaw juste pour éduquer quoi. ñu bari di laaj aussi par rapport ak scénario bi nga xam ne moom la bind koo xam ne xëy na yorowul yaayam ak papam dañ ko joxe woon tantam mu yar ko ndax aussi loolu c'est le cas pour yow. c'est. ndax yow li nga xam ne moom la scénario bi wane koo xam ne yaayam ak papam yaruñu ko loolu moo ko def victime ba Azou Labo judd ci ndax loolu nga dund yow. man non man dunduma ko ndax sama yaay ji ma jur moo ma yar ma yaroo sama kër papa ak samay frère ak samay sœur. ba màgg dem jàngi jóge fa dem académie des arts def fa presque 4 ans jàng théâtre c'est la ñibbi si créé benn troupe def benn film bu ñuy wax kër gi tas na muy sama premier film deuxième film bi mooy théâtre Azou Labo. ok personnage bi marqué woon ñu bëree bëri en dehors de li nga xam ne mooy inconvénient yi loolu ndax personnage bi aussi adaptation bi nga xam ne am nañ ko gis nañ ko ci Azou Labo lu waral vraiment mu yomb ci yow. waaw li waral mu yomb ci yow ci man benn affaire rek la mooy nit mun loo jàngul mënoo ko tari et nee naa la sànq ci biir dama bàyyi école dem jàng ji art jaar académie des arts def 10 personnages pour nga am bac académie des arts il faut nga def 10 personnages yu différents 10 personnages yu différents yi boo ko defee réussir que si lañ lay joxee bac comme académie des arts beneen bi ci topp mooy don bu mayu yàlla. loolu ñaari yi rek la moo ma tax ma réussir benn bi xam-xam bu ma jàng la beneen bi sunu borom moom moo ci dugal loxoom waaw. alors mu nekk personnage bu sensible quand même ci réew bu mel ni Sénégal ndax it loolu yaa ngi ko doon bàyyi xel la temps ngay bind scénario bi mais aussi la temps aussi ngay porté li nga xam ne mooy personnage bi. non rôle bi pour man du woon rôle bu sensible. jàpp woon dafa sensible. déedéet jàpp woon dafa sensible parce que idée bi ma ci doon demee la. parce que idée bi ma ci doon demee la ak film bi mu génnee idée bi ci nit ñi am ak man mi ko bind idée bi ma ci am dafa xaw a am différence ñoom seen idée ci film bi mënoo cee def leen ba génn ci homosexualité man sama idée ak sama objectif ak sama intention lenn la mooy jigéen du yar xale bu góor olof moo koy wax nag jikko ak ka nga miin ndaw ak ka yar loolu laa doon wax. nit ñi ñoo waroon na xëy na peut-être comprendre que ne Azou film bi mu bind côté éducation la mais ça n'a rien à voir parce que affaire homosexuelle sax nekkul woon sax sama xel waaw. alors mu nekk personnage bu sensible nga joué ko ci moment boo xam ne aussi vraiment bariwul woon na Sénégal quand même. dañuy gis ay acteurs yu mën a porter séquence yu mel noonu pour jouer ko ndax yomboon aussi ak polémique bi nga xam ne aussi judd woon na ci Azou Labo. waaw mais polémique bi mu juddoo c'est normal tamit c'est bien beau ñu polémiquer parce que idée bi ñu ci am la après. idée bi ñu ci am la mais objectif film bi intérêt lii wu leen quoi topp ñu ko quoi waaw parce que yow en personne xam nga bu baax Sénégal scientifiquement am na jigéen ñoo xam ne dañu inféminé
te duñu ay homosexuel am na fi ay góor ñoo xamante ni leen yaree dañ leen yaru jigéen te duñu ay góor jigéen am na ci ñoo xamante ni fañ leen joxee la motif yooyu yëpp am na fi mais bu fekkee Sénégal dañoo bëgg ku xool bu rëy sax ñuy la góor jigéen ku dox yenn doxini ñuy la góor jigéen te yàlla daf ko wax ci alxuraan dafa rëbb góor jigéen ba wàccee ci aaya fukki aaya ak juróom-ñett alak ci dëkku lëmm kon donc balaa nga koy ekkati di ko teg sa moroomu nawle ni yow war nga ko xoolaat ko selon ñun nag ñun suñu coutume ak suñu diine accepté wul loolu c'est normal c'est bien vrai que ne accepté wul loolu ndax diis gi mu diis ci suñu diine raison pour laquelle yow mii doon nit koo xam te nitu diine nga balaa nga koy jël di ko teg sa nawle tu dois bien réfléchir. D'accord. Donc ce qui veut dire que xaw nga rëccu quand même personnage bi li nga xam ne mooy Azou Lebo ak li nga xam ne aussi entre guillemets jugement yi nga xam ne moom la suñu bari sa askan wi doon def. non rëccu ma ko regretté wu ma ko te c'était à refaire je le fais parce que xam naa dama am objectif bien déterminé parce que xam naa entre man ak yàlla xam naa li ma ci jublu yàlla xam ne li ma ci jublu quant à keneen na ko am beneen idée en dehors de personnage boobu kooku ça n'engage que toi. mais man xam naa li ma ci jublu. ñu bari aussi di laaj moment boobu nan nga ko waroon a mën a dundee fii la nga xam ne tamit dëkk mooy Bargny bu aussi ak sa famille quand même d'autant plus que bokk nga ci ñi njëkk jouer personnage bu sensible yi fii ci réew mi. waaw fi ma dëkk muy Bargny xam nga Bargny dëkku bañkat la. muy ay lébu ñoom rek waroon nañoo yee Sénégalais yi parce que am na yoo xam ne nii Bargny ku ko xam dëgg xam lébu yi ni ñuy fonctionner ak seen idéologique ak seen mentalité. xam na ni ñoom duñu accepter góor jigéen non parce que falaa créer troupe Bargny falaa créer troupe def fa kër gi tas na def fa théâtre Azou Lebo def fa Tata Fina def fa Azou le trompeur def fa Azou l'aveugle def fa Azou ak Njaga durant presque 6 ans may reñe biir Bargny di fa dëkk di fa yeewoo di yor fa troupe di répéter biir marché ba te 61 personnes la ñu woon te ñoom ñëpp maa doonoon seen leader bu fekkoon ne dama fa xat du ma def loolu quand même te it sama famille tamit macha allah xam nga li tax tamit loolu jaaxalul waa Bargny mooy xam nañu exactement Assane. ndax di gisul woon aussi ci sa famille pour ñu adapter li nga xam ne mooy personnage bi nga xam ne aussi porté woon nga ko ñoom aussi nan lañ ko doon gisee moment non ñoom da dérangé wu leen woon parce que xamoon nañ xam nga boo xamee nit ki xam mooy kan. avant théâtre kon dara du la jaaxal ci moom mënuñoo xam ni kii Samba la tudd mu dugg ci néeg bi génn ñëpp naan kaa demba ñoom ñu bëgg a ànd ci loolu mënul nekk parce que xam nañu seen doom xam nañu seen rakk xam nañu seen mag mooy kan. ok quel inconvénient le personnage de Azou Lebo dundaloo vis-à-vis des Sénégalais yi nga xam ne wala Sénégalais lambda yu mel ni man yi nga xam ne xëy na comprendre lu ñu juste rek personnage la. waaw mais personnage yi li ma dundaloo weesuwul xëy na peut-être. dëkkal la fu ñu la dëkkul foo warul dëkk adressé la yenn paroles yi wax ci yow lu ñaaw plusieurs fois mais mënuma ko bañ xëy na peut-être nit ñi dañu naan góor jigéen la kii mënul bàyyi rôle bi kii mënul ñàkk bañ a def lii parce que nii la mel c'est que nii lay comporté woo loolu mënul ko ñàkk même bu fekkee da nga toog sa biir néeg sax boo ñàkk dégg. jugement yooyu nga ko daan dégg aussi du ñàkk nan nga ko dégg. non dérangé ma parce que xamu naa après bi Azou Lebo génnee. conséquences yi commencé ñëw ci man petit à petit laay doog a comprendre et puis en dehors de ça tamit milieu bi ma nekkoon am lu ma ci jàngoon ba xam ko xamoon naa ni à l'époque muy ma am célébrité muy ma am film bu ma def wala quelque chose de comme ça leneen mën na ma ci fekk ay critiques ma xaaroon naa critique yooyu même bu dulee woon Azou Lebo xaaroon naa ko ci sama yeneen film. d'accord ñenn ñi di laaj ci après Azou Lebo certainement Assane dafa daw dafa génn Sénégal ndax par rapport ak li nga xam ne jotoon na ko dund ci li nga xam ne mais personnage bi dafa am plus que ñëpp dañu gis ni personnage la boo xam ne moom rek ngay adopté wu pour di ko jouer sa absence après Azou Lebo bi pour avancer la moo ko waral. waaw sama absence su Azou Lebo bi c'est parce que nit ku nekk dafa am looy ñaan yàlla da nga ñaan yàlla toujours que jëfee nga am yokkute am avancement. te dafa am ñetti mbir yoo xam ne dama ko yàgg ñaan yàlla suñu boroom te jafe na ci artiste Sénégal et je pèse bien mes mots bu ko yàlla may te man yàlla daf ma may loolu benn bi mooy jouer ci kanamu président de la République man joué naa ci kanamu Ablaye Wade Méridien joué naa foofu beneen bi mooy nga signé contrat ak maison de production
te signé naa contrat ak waa Yes Dakar. ok maison de production la. benn bi mooy nga signé contrat pour tourner à l'extérieur signé naa contrat pour tourner l'extérieur 14 pays européens. loolu Azou Lebo moo la ko apporté loon. Azou Lebo moo ma may lool. bi nga xam ne ni moom la sénégalais yi doon critiqué. Azou Lebo ke Sénégal yi lañu doon critiqué. ok te moment bi ñu ko doon critiqué si la ñu jëlee 3 meilleurs artistes. Ablaye Wade di def naa annoncé la woon xaw ma. seen première réunion Azou Lebo la Kouthia ak Sanekh ñoo fa doon def presse te rôle bii laa doon incarné. ok te ay autorités fa toogoon. d'accord ñu fay ma presque 700 nangam mille ma dem fa incarné rôle boobu faire rire le président de la République jafe na artiste bu koy def. c'est clair. ma décroché contrat 14 pays européens war a def Allemagne Norvège Bulgarie ainsi de suite Bretagne. d'accord def naa Norvège def fa presque 6 mois def Hollande def fa 7 mois dem Bulgarie. def fa 9 mois. ok si laa ñibbisiwaat à cause de feebaru coronavirus bi mois de mai le 4 mai. laa ñibbisiwaat Sénégal. d'accord mais dama waroon def 14 pays ba mu jeex ma jeexalee Canada. ok très bien. mais 14 pays yooyu. jotuma kaa def. d'accord 3 pays laa def mu ñibbisi. nga ñibbisi d'accord. loolu moo tax xëy na peut-être sama absence boobu ñu gisul woon. loolu moo tax loolu moo ko waraloon. ok d'accord ce qui veut dire que am na ay avantages yoo xam ni lii de Azou Lebo indiloon na ko mais ba léegi ñu bari di wax ni Azou personnage bi daf ko bëgg moom rek lay jouer personnage yu Azou Lebo toujours moom la ñuy gis ci yow loolu aussi lan nga ñu ciy leeralal. xam nga dañuy wax souvent li la fal bis boobu. li la fal bis boo ko bàyyee folleeku. loolu la ñuy wax souvent. te dama lay jox rek exemple tey jii ku mel ne tey jii Mandione Laye parce que xëy na sama xarit la ñëwee naa kaa wax. sama nijaay maa ngi koy nuyu bu baax. waaw xoolal Mandione Laye tey joué loo ko comédie. du ko def. même bu ko defee doo ko sentir yow. ok ay fansam àndewuñu ak moom à cause de comédie sañse joué rôle boo xamante ne gentleman lañ ko xamee jëlal ku mel ni par exemple ñànku joué loo ko Boy Disco. la ngay xaar ci moom doo ko am. du question ni mënu ko mën na ko. mais fansam yi mu am loolu lañ ko bëggee la preuve à nekk damaa def théâtre Azou Lebo ñëpp apprécier ñu ni xanaa mënul bàyyi rôle bi ma def théâtre Azou le trompeur ak Azou l'aveugle te ñaar yëpp joué ma ci rôle boobu. jaayu ma ci sax lu tot 500 CD ma defaat Tata Fina jaay parce que samay fans loolu la ñu bëgg. te nag comme yow joxoo ma añ. yow mais may xas joxoo ma reer. kee may jox ndékki joxuma dara loo xamante ni mën naa kaa dundee te man li may liggéey ci lay dund. te rôle bii may def ñii nga xamante ni ñoom nu ñu bëgg loolu la ñu bëgg te ñoom seen sama xaalis si ñoom lay jógee li ñu bëgg laay def. sa public li ñu soxla nga leen di jox li ñu soxla loolu laa leen di jox. sama public li ñu soxla Azou Lebo la ñu soxla. d'accord mais la preuve en est que tey gis nga ma yow ma joué beneen rôle bu bokkewul ak Azou Lebo absolument très bien. Tu sais que je suis capable d'incarner n'importe quel type de personnage. D'accord mais en tant qu'acteur aussi ndax loolu dina nekk avantage aussi à chaque fois ngay porter benn profil wala benn personnage rek ñu koy gis ci yow mais personnage nga baal ma ci wax ji ku xaw a yor yaru jigéen ak yu demee noonu ndax it loolu aussi budul sax polémique yi siy juddu jaaduwul aussi souvent nga wane beneen personnage. Wolof dafay wax ne l'art c'est la synthèse de tous les métiers. bu ñu nee l'art c'est la synthèse de tous les métiers ça veut tout dire un artiste doit être capable d'incarner n'importe quel type de personnage suñ ma joxoon suba tey. comme niñ ma joxee tey ji personnage boo xam ne ça n'a rien à voir ak Azou Lebo di ma fay xaalis bi weex tal dama koy def ba ñu prouver ñun kii li muy def mën na ko. mais bu fekkee man samay propre initiative man maa koy def type de personnage boobu laay soxla parce que sama popularité fa la ne sama public loolu la ñu soxla. D'accord. li keneen di wax ndax mën na ko ak mënu ko. nañu xool yi sama yeneen film. bu fekkoon depuis au début que Azou Lebo bi mu commencé ba tey jii Azou Lebo musul jouer beneen rôle bu dul rôle boobu mën nañoo wax. D'accord ne mënul leneen mais def naa leneen defaat leneen. D'accord am lenn ci ay activistes ak ay youtubeurs yoo xam ni jamono ji ñu ngi lay ŋàññ le fait que aussi ñu gisaat la récemment ak beneen production boo xam ni aussi daanaka même rôle nga siy joué loolu aussi ndax bu yàggee Azou du am vraiment loo xam ni dina ko yàq ci sa image d'autant plus que xam nga ni sensibilité homosexuelle ak yu demee noonu ci réew mi dañ koy bañ yow mu nekk personnage boo xam ne vraiment adopté wu nga ci trop pour di ko joué. waaw man gisuma ni daf may lii comment dirais-je daf may wàññi wala daf may déedéet gisuma loolu. par rapport ak ñoom ni ñu gisee ñoom dañu gis ne Azou Lebo
heure bu ma defee. théâtre boo xam ne joué ma ci rôle Azulo Bo du génn caajaay. heure bu ma defee théâtre boo xam ne ça n'a rien à voir type de personnage Azulo Bo du génn si biir néeg mais il suffit nga def théâtre boo xam ne laal nga tuuti lu jëm ci Azulo Bo. théâtre boobu day dem ba àgg fu sori te di nga ci gagné beaucoup somme d'argent ñooñu may ngàññ ñoom joxuñu ma añ joxuñu ma reer te du ma déglu seeni wax ba lor sama bopp toog di souffrir. te li may def man xam naa ko yàlla xam na keneen ku may ngàññ mënul ñàkk. foo jaar du ma yàlla du ma yonent ba. yonent bi sax dañ koy ŋàññ. d'accord mais man sama problème personnel mooy sama type de personnage bi muy théâtre muy rôle Azulo Bo bii. tant que maa ngi koy def te jàddu ma ci yoon. tooñu ma ci ŋàññu ma ci nit laalu ma dara lu jëm ci côté suñu diine. te dugalu ma ci lenn lu bokkee wala affaire góor jigéen ndax boo xoolee nag quoi qu'on puisse dire depuis théâtre Azulo Bo commencement ba fin mosu leen gis fenn fa Azulo Bo raayee góor wala fu mu jegee góor wala fu mu kottantee góor. wala fu mu waxanteeg góor fóonanteeg moom. te du am ilaa yow mi diin. d'accord quant à waxin ak doxin nag bu dee si lañ may ŋàññ non kooku moom mënuñu ko ba. d'accord par rapport ak li gars yi jàpp ni nekk na personnage boo xam ne aussi vraiment mën na influencer xale yeeg yu demee noonu. ndax fi réew mi toll rek ci débat boobu nga xam ne toujours mi ngi ñu ngi koy wax ci réew mi. opinion publique bi aussi vraiment am problème ci loolu jotul wala jaaduwul aussi nga bañ ko joué ti d'autant plus que ñu bari dañ gis ni vraiment personnage la boo xam ni le fait que nga joué ko mën na nekk aussi loo xam ne dafay influencer ñenn ci ndaw. waaw ñooñu ngay wax ne buñ nañ ma wax ne man bu ma ko joué ti ñoom nañu cotiser yor ma man. lii sama taraanga la ci laay tedd déggu li ma la wax tant que maa ngi koy def tal tooñu ma diine tooñu ma doomu aadama waxuma ci loo xamante ni len loo xamante lu ñaaw la wala lu salte la wala yàlla araamal la nit mënu ma koo teree def kantaa nag ŋàññ ak xas ak dëkkal ma fu ma dëkkul su ma toogoon sama biir néeg sax dégg ko mais bu fekkoon damaa toog xëy di julli suba ba ngoon dañ dama kii ab julli kat daa bëgg a julli Sénégal moo bindoo noonu. d'accord mais man naa fexe ba buñ ma fekk mukk ci àdduna ci kàttanu sunu buñ ma fekk mukk ci luñ may yeddee. ñi wax ni yenn kuréelu LGBT yi tamit du ñàkk ñoo nekk sa ginnaaw pour nga influencer xale yi ci personnage boobu ak yooyu loolu lan nga leen di tontu. kuréelu LGBT yi bu ñu nekkoon sama ginnaaw man du ma toog fi di wax ak yow. ndax proposition bu dul proposition jinne am naa ko. ci lan. que LGBT yi depuis man ma def théâtre Azulo Bo. à peu près yàggul xamatuma exactement. mais proposé nañ ma 25 millions chaque weer fin du mois astafurlah chaque 6 mois juróom benn weer yu ne ñu jox ma ñaar fukki millions ak juróom jox ma kër gu ma dëkk jox ma passeport diplomate pour ma représenter góor jigéen ñi Sénégal barki ressoori raay. taxul ma def ko. est-ce que loolu warul woon a jar nga bàyyi personnage bi. xam ni aussi loolu mooy gën a yox tokk tax ma tey personnage bi. ndax bu fekkoon ne tëj sama gémmiñ ak bañ ko ma ŋàññi rek ma jël sama xaalis. te man bu fekkee Sénégal fan bu ma yoree ay millions. yow nga xool ma ak Sénégal ni muy dundee nga xool ma ñemee woo maa wax góor jigéen xam nga sa xel li ci njëkk a nekk. loo am ci man loolu moo am Sénégal. mais man proposé nañ ma topp nañ ma durant 1 an et demi. attaque lu teg di ma proposé loolu 25 millions chaque 6 mois renouvelable. ak passeport diplomate. d'accord te gis naa fii je pèse bien mes mots. fii Sénégal ñu ma wóor ak yàlla nit ñi la ma bañeen ñoom la ñu nangu. te ñoom la ñu gën a respecté ñoom la ñu gën a naw ka man mi ka bañ. te ñooñu ay artistes lañ wala. non ñoo ngi fii. ay artistes wala tamit Alassane. non mënuñu doon leneen lu ay artistes. mënuñu doon leneen lu ñu artiste. te ñoom xam nañu man xam naa man la ma bañ man ndax sama diine man nanguwu ko. parce que yàlla yéene lay àtte. ok il suffit que ma nangu. même bu fekkee jotaguma ko sax si diggante bi bu ma faatoo yàlla daf may isaab parce que yéene la amoon naa yéene nangu. ok dooleel leen wala jàppale leen. d'accord depuis jamono yonente yàlla lóot yàlla alak ci dëkkab lëmm ñu naan déeta waaye mu wàccee ci fukki aaya ak juróom-ñett. di rëbb képp ku doon góor jigéen. wàcce waat fukki aaya ak ñeent di rëbb képp ku ko jël teg ko ci deru doomu aadama te amoo ci lu la leer. d'accord mais man xam nga man la laay wax man damay sant yàlla chaque jour rek ñu may joué rôle Azulo boobu nit ñi di ma ŋàñña samay àjjana di gën a leer. d'accord ndax man xam naa. bu baax li may def fan laa ko teg. pourtant ñenn ñi ñu ngi naan ñoom sax ñoo la yóbbu woon ci sa tournée européen bi ngay wax nii nga xam ni xaalis bu bari lañ la fay looloo taxoon aussi nga toogoon ay at yoo xam ni gëj nga Sénégal. waaw tournée européen bu fekkee ñoom ñoo ma yóbbu tournée européen xam nga ne tubaab yi dañoo am doole te affaire yi góor jigéen xam nga am nañ doole bitim réew. absolument kon lan laa fi ut si waat bu fekkee ñoom ñoo ma yóbbu mais yow ñu yóbbu la tournée 14 pays. nga yor passeport diplomate
D'accord. di yor ak dof ak naye bi ak xaya di ñëw di wàcce di wàcce fii taxi ci pont wu Yaraax bi pont wu Yoff bi Grand Yoff bi di dox xoolal samay daal la ñu lay fay ay séquence ba léegi. di la fay ay séquences te ñoom ñu yor luñ la mën a yore à vie. D'accord. wax day yenu maanaam. Très bien lan nga jot a rëccu pour avancer ci vraiment li nga xam ni jot nga ko def ci carrière boo xam ni sénégalais yi ràññee nañ ko. rëccu bu dee ci côté art moom. bu ma ci am lu may rëccu am ci certaines personnes yu ma xam yoo xamante ni mérité wuñ mu sama connaissance ak ñoom parce que à travers boo amee célébrité da ngay xam ku ne da ngay rencontre ku ne da lay fréquenter dafa am nag idée yu ñuy bëgg a dugal sama bopp yoo xam ne avant may am célébrité amu woon idée boobu ay tongunte ay xiironte ay yàqante waxante lu ñaaw jëwante genre yooyu. D'accord man musuma woon dund milieu bi quoi milieu bi nga nekk. dundee nii ni mu saltee quoi musuma woon loolu laa ciy rëccu. da nga jàpp ni milieu bi nga nekk aussi dafa xaw a salté. milieu ok yëpp milieu yëpp salté mais milieu bi ma nekk nii. muy ñooy liggéey maçon di liggéey soudeur ak ñeneen ak ñeneen mais milieu bi ma nekk muy milieu artistique. milieu bi li ma ci dund. gis naa ni milieu bu salté la preuve à nekk. sama première information bi ma njëkk a jot si Azulobo góor jigéen la ci ay artistes la jóge parce que bu fekkee tey da ngaa def théâtre Azulobo. mais loolu ñëpp xam nañ ko ñoom Sanex ak ñooñu ñoo ko waxoon aussi si je me trompe pas. waaw alors donc. bu fekkee dañoo def théâtre Azulobo. waaw ñoom ñu ñëw expliquer loolu non pas Sanex bu ko waxeet musuma ko dégg. ok ndax man dama war na baat. ok. man kon comment dirais-je. kii du Lamine Ndiaye de. Pape Faye. Pape Faye ok Pape Faye moo waxoon loolu. ok moom lañu doon laaj rôle góor jigéen bi Azulobo joué loo ci xam. mu ne Azulobo waru woon joué rôle góor jigéen. te pourtant moom homme de culture la boo xam ne aussi ñëpp xam nañ ko. yow nag da nga naïf amoo xam-xam yow dañ laa ça prouve que dañ laa fal nii rek par naïveté wala par ruus la mais du xam-xam. Azulobo boo xoolee filmam commencement ba fin xale bu ndaw. ñu jël la yóbbu la yar la ñi la yar ay jigéen la di la jàngal ay tàccoo ko way ak fecc ak raxasi ndab ak togg. nga dem ba màgg ci ñu di la tuddee góor jigéen kon ñi doon seetaan ñu xaw la ñu woon ci pièce bi. très bien d'accord. foofu laa moom nag laa ci am lu wax. mais genre yooyu laa la wax ni. laa ci am regret. très bien mais à part loolu aw ma ci leneen lu may regret. Alhassane de son vrai nom alias Azulobo leneen loo xam ne aussi. mënuñ ko bañ a laajte ku ne Assane wax aussi doomu Bargny mais ñu nemeeku ni depuis nga jóge sa voyage ba léegi da nga génn Bargny sa génn Bargny bàyyi fa troupe bàyyi fa aussi vraiment ay nit ñoo xam ne ràññee nañu woon seen taxawaay nga doon liggéey ak ñoom ku mel ni Bogaaw ak yu demee noonu lan moo koy justifier. non troupe ba moom avant ma fay jógee arrêté woon na. ok troupe ba avant ma fay jógee arrêté woon na. parce que troupe ba ñu tourné ba pare théâtre Azulobo bi après def naa ni. tegatuñ ci beneen cassette après Azulobo moom ci la lépp yàqu. waaw après ndax coow lu bari. après Azulobo si la ñu amee malentendu. si ay affaire de xaalis ak yooyu. ok tellement que xam nga influence yi dugg ku nekk daan am nañu ay millions am nañu or que ce n'était pas le cas tellement que rue ba Azulobo amoon. ok on croyait que lekk nañ ci loolu or que ce n'était pas le cas bon discussion yi bari tamit man ma préféré arrêter. kon loolu tax nga gedd Bargny dem toogi Mbour léegi. Bargny arrêté naa ba dëkk Bargny. ok dëkk naa Bargny nekk fa contrat bi ñu may oo ñoo ngi ma fekk Bargny. ok bi ñu may oo di ma oo contrat pour ma dem tournée. Bargny la ma fekk. mais lu tax liggéeyatoo aussi ak donte ne réeroo amul souvent. da ngay koy xool ci jamonoy yonante bi rek. nit ki du fi nga. d'accord Alassane est-ce que loolu raison la pour nga war a génn Bargny nekkatoo fa liggéeyatoo ak ñoom sa troupe doxatul aussi pourquoi pas nga jéem fa nekk ba léegi. certainement pour troupe ba dafa tas. waaw. lu mu tasee keneen ku nekk mi ngi liggéeyal boppam. loolu la Diop Fall new fi ma nga woon Thiès. Diop Fall si troupe bi la newoon. troupe bi tas Diop Fall delluwaat Thiès que mu dëkk. Boga de Bargny continuer si jaayam yàppam. mais est-ce que Bargny bu neexoon buñ la yaataloon aussi di nga fa jógee Alassane en tant que xatuma fa xam nga juddoo ci dëkk yaroo fa màggee fa. ba mel fa na nga fa war a mel. bañ xam la nga jógee fa bañ xam la nga jógee fa aussi. su ma gisee feneen foo xamante ni mën naa faa gën a élargir sama art te ma gis fa ay opportunité foo gën a yaatoo. pas fu ma yaatoo Bargny yaatu naa parce que fa laa tabaskee d'ailleurs xatuma fa. maa ngi fa. sama ndey nga fa sama ndey daa gaañu sama papa gaañu gaa mais samay sœur nga fa samay frère nga fa. suñu kër nga fa tabaski bu jotee fu ma mënti nekk fa laay ñëw tabaski nekk ak samay xarit nekk samay mbokk ba mu jeex ma delluwaat mais nit ku nekk du da ngay toog seen kër rek. ok te kër famille laa dëkk te
te man à travers sama célébrité. permettre tuma ma dëkk sama kër famille parce que ñoom tamit dañoo am seen vie privée te man damay recevoir n'importe qui. ok comprendre. nit day ñëw taxaw ci bunt bi ñii dañuy taxaw fee ñi tamit sama kër dem nañu ba amatuñu ñoom benn vie privée bi. il est normal am naa possibilité am naa moyen ma génn foofu. d'accord loolu moo ma génnee suñu kër. moo la génne seen kër yóbbu la. d'accord bu ma fa bëggee dugg fa. damay déggante ak ñoom. d'accord damay kaf ak ñoom. d'accord très bien Alhassane bala ñoo jeexal du ñàkk jamono ji bëgg nga wax soppe yeeg fans yi du ñàkk am na ci ay projet wala ay production yoo xam ni jamono ji mën nañ ko xaar ci yow. waaw am na produit yoo xamante ni nañ ko xaar ci man parce que déjà comme li ngay wax ni rek am na benn produit boo xam ne nii. ñoo ngi koy togg mais produit bi mi ngi wax ci Ousseynou ak Assane le vrai personnage u Assane en dehors du théâtre. ok pour la première fois ma wax ko sama gémmiñ en dehors du théâtre personnage u Assane nan lay dundee jotewul dara ak art à travers simplicité mag baaxam ak meram ak gaaw a gis boppam ak nu mu mënti jikkoo rek Assane boobu Ousseynou la. ak ki nga xamante ni mooy Azula Bo personnage am. d'accord mooy film boo xam ne série la léegi ñu ngi koy togg léegi mu pare. d'accord muy wax ci problème mu Ousseynou ak Assane. Assane d'accord incha allah bu boobaa ñoom dinañu comprendre différencier. nit ki benn nit la. rôle bii lay defaat rôle bi. d'accord d'accord très bien fi ñuy jeexalee dañuy soxla message de motivation loo xam ne vraiment xam nga ni dund nga ko te mu nekk loo xam ni porté woon nga ko métti woon na ci yow terewul nga porté ko ba yegg si fi nga yegg si ñu bëgg aussi vraiment mu nekk message de motivation pour ñun ndaw ñi d'une manière générale. waaw message bi may joxe nag lenn rek la xam naa dinaa ko wax dinañ ko dégg dinañ ma dëkkal fu ma dëkkul mais du ma xàddi du ma tàyyi ndax moo taxoon sax d'ailleurs ma def théâtre Azula Bo nit da ngay objectif en commençant ci sàmm jikko yi. association boobu dafa am lu ñuy xeex te li ñuy xeex ñun ñëpp ñoo ci d'accord képp kuy doomu aadama di jullit wala ngay chrétien d'accord nga ni góor jigéen baaxul. kenn ñaanul yàlla am doom wala mbokk wala dëkkandoo wala askan wu góor jigéen mais ngir yàlla nañu accepter tamit am na ñoo xamante ni par manque de mal éducation wala niñ leen yaree wala ñuy waxin benn façon waxin wala doxin benn doxin ñooñu tamit dafa am Sénégal bu ñu jël ñëpp jël leen def leen ci saako balaa ngay jël góor jigéen di ko teg ci deru nit xaaral ba am ci lu palpable lu concret. preuve yu leer nga xam ne kii góor jigéen même bu ñuy jëli xeer di ko sànni ba mu dee. ñu def ko même bu ñu koy tëral di ko rendi di ko du def ko ñu xool li diina santaan ñu def ko. d'accord mais nañu moytu it di tooñ ndax am na bu yoo xam ne bu yàggee suñu borom dafay wàccee musibaam ndax am na yenn xew yoo xamante ni jël doomu aadama ndax dox na yëkkati loo tànkaam. dox na yëkkati loxoom wala wax na benn façon waxit nga topp ko góor jigéen di bàkkaar di loolu tamit nañ ko moytu. d'accord loolu daal laay gën a moo tax ma def théâtre Azula boobu te loolu laay gën a dénoncer laay gën a ñaax mais ça n'a rien à voir ak man damay bañ. ba tëdd ci suuf. góor jigéen aw ma mbokkam góor jigéen aw ma xaytu góor jigéen aw ma dëkkandoo góor jigéen du ma fréquenté góor jigéen du ma nuyu góor jigéen mais type de personnage bi bu fekkee moom lañ ma dëkkaaleel. j'accepte. ba pareegoo pour bàyyi ko. xalaatuma ko sax. d'accord ñu doon am mbégte Alhassane de son vrai nom Alhassane alias Azula Bo rédaction Senbuzz di la jaajëfalaat bu baax a baax fekkoon na la ci liggéey quand même terewul nga maa ñu possibilité bi jërëjëfati encore une fois. waaw maa ngi leen gëm di la sant congaan yow loo soxla ci man da nga koy am. ndax sa mbaax sa yaatu sa laabiir ak sa simplicité sa oyof. jërëjëf ak sa dal. merci beaucoup waaw surtout sa dal dal nga te xam nga ni ngay waxee ak nit. jërëjëf moo tax loo soxla ci man tabaar fakàlla macha allah daal. jërëjëf damay donc koy am ci man. kontaan naa trop tamit kontaan naa trop recevoir leen. jërëjëf kenn gënu ko muy grand bu baax suñu grand Alhassane Azula Bo moom la rédaction Senbuzz doon am ak jotaay di ko jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi di joxe dug daje ci lu yàggul sur la chaîne des leaders ak beneen invité fi amaanillah